ñoo ngi ñaan yàlla barkeel la ñu ngi jégaluwaat bu baax di sàkku ci mbooleem safoor yi nga xam ne ñoo ngi ci biir garage bi ñu teewe waxtaan wi dafay am solo ndax moment yi ñu nekk mbooleem xel yi ak xol yi ak bëgg-bëgg yëpp mooy dem Touba yal nañ ko suñu borom defal ci barke borom màggal gi waaye liñ ci gën a ñor mooy dem ci jàmm waaye dellusiwaat ci jàmm lañ fay sàkku muy santale Serigne Touba boromam ñu defee ko ni ko Serigne Touba bëggi waaye loolu bokk na ci li tax ñu taxawal bis bi ànd ko ak waa garage bi kon teew bi di ci am solo ñu ngi jégalu mbokki taalibe yi fu waay nekk rek mu teew ci biir baas bi ngir jëm si Ahmadou Bamba ñuy dugg ci programme bi tàmbali waxtaan wi di jëbal kaddu gi waaw ñu ngi jégalu war baax xel lu bët waaye day fattu di siyaare jëwrin Madou Sow bokk ci délégation bi ak sunu yaay jëwrin Soxna Awa Fall ak mbooleem ñi mu àndal jëwrin Maam Góor Si la ñooñu ñëpp di njabootu sëriñ bi kenn ku ci nekk féete ci bërëb di liggéeyal sëriñ Abdou Karim seen teewaay ci bërëb bi am na solo yàlla na yàlla fay leen su ko defee ñu teewul rek ñu dugg ci conférence bi di jëbal kàddu bi Moussa Niass di expert en transport. du ñu am jotu guddal mais dañuy tënk rek fàttali bi ci li muy tàmbalee moom mooy ñu jàpp rek ni at bu jot daanu ñàkk lu mu tuut juróom-ñetti téeméeri nit ci tali bi ay bakkan yéen a ngi may dégg bu baax juróom-ñetti téeméeri nit daanu ñàkk seen bakkan ci tali bi donte benn nit sax ëpp na waxtuma juróom-ñetti téeméer comme ni ma ko doon waxee lieutenant sànq benn nit bu ñàkk bakkanam am na fukk yu nekk ci ginnaaw ñàkk kilifa amatuñu kilifa gu leen di dundal guy fay seen luyaas wala gu leen di taxawu donc juróom-ñetti téeméer boo ko multiplié par fukk mu nekk juróom-ñetti junniy nit yoo xam ni par at daañu manqué seen famille manqué Sénégal manqué ñëpp. te loolu néewuma comme ni ma ko benn chauffeur waxee mu ne lu tax ngeen di waxee transporteurs yi la déedéet du transporteurs yi ñun ñëpp ci leen bokk ndax képp kuy téye volant rek am nga risque am accident ñu ñaan yàlla rek mu sori fi te bu amee woyof lool. mbéy ni fàttali ne que fukki accident yoo leen gis juróom-ñeenti loxo nit a ngi ci maanaam loxo nit mooy sama loxo mooy seen loxo yéen ñëpp. léegi ñun sunu taxawaay ci professionnels yi moom mooy que professionnels yi ku ci nekk bés bu nekk da nga jël lu mat fukki nit ñaar fukki nit juróom fukki nit yóbbu leen indiwaat leen loolu moo tax ñu njëkk ci professionnels yi. Pagotrans nag lu ko tax a jóg moom mooy programme d'appui à la gouvernance du secteur de transport boo leen jotee kayit gi ngeen xool ko yëpp a ngi ci biir programme bi Union européenne moom moo ko financé. lëkkaloo ci ak ministère des transports du Sénégal donc bu ñu fi taxawee tey financement Union européenne lañ fi taxawee waaye ci ndigalu ministère des transports lañ fi toogee tamit ñu man mii di wax ak yéen def naa presque Sénégal gi yëpp janoon naa ak lu mat juróom-ñetti junniy nit ba leen ma 3000 ñetti junniy nit ay chauffeur ñëpp ay chauffeur di waxtaan ak ñoom ci programme bi. programme bi nag dafa am ñeenti volet am na volet sécurité routière am na volet pollution mooy maanaam saxaar su bon si nga xam ni day indi feebar yu bon yi am na volet surcharge à l'essieu kooku camions yi la gën a concerné am na volet aussi ñu fexe ba nga xam ni jigéen ñi ak way laago yi ñu dugal leen ci milieu du transport parce que gis nañ suñu mbokk jigéen yi suñu jarbaat yeeg suñu soxna yeeg suñu doom yi laaj na ñu dugal leen aussi ci milieu du transport bu leen yaakaar nag yéen chauffeur si ni bu leen ciy dugal dañuy ñëw rek dawal oto déedéet mën na nekk ci encadrement bi mën nañu jaay ay ticket mën nañu def leneen ak leneen ci biir transport loolu moo doon volet bi mais man côté bi ma concerné dëgg-dëgg moom mooy sécurité routière boobu dañu jël ñeenti fànn pour gaaw ci rek ñu xool ñeent yooyu mooy maanaam bu ci njëkk moom mooy téléphone bëgg a dawal di téléphoner kooku tam lu am solo la pour ñu waxtaan ci beneen bi moom mooy dépassement dangereux maanaam di doubler yi nga xam ni nekkul yoon saytuwuloo ko ba mu baax ñetteel bi moom mooy excès de vitesse maanaam daw xel yu metti ñeenteel bi moom mooy sonn bëgg a dawal wala tamit ci ñeenteel mën nañ ci yokk ñu jëfandikoo sàngara ngeen baal ma ci kàddu gi ak tux yenn yu bon yi
kooku tamit dañ ciy waxtaan. ñeent yooyu bu ñu leen tënkee mën na ni daanaka accident yëpp ci lay jógee. Téléphoner di dawal, excès de vitesse, dépassement dangereux ak sonn bëgg a dawal, fatigue au volant. ci tënk rek téléphone xam nga ñëpp xam nañ ni àndut ak dawal d'ailleurs dañ koo tere sax c'est interdit téléphone di dawal boo bëggee téléphone da ngay taxaw téléphoner après boo dee dawal nga dawal. lu tax loolu ndax dafa am lu ñuy wax temps de réaction mooy maanaam boo ànd ak sa sago yoroo téléphone yoroo dara bu nit freiné sa kanam da nga daw une seconde xam nga bariwul boo toogee ni di wax seconde ndax bi ma koy wax ak léegi ëpp na sax ñeenti seconde wala juróomi seconde mais boo dee dawal benn seconde boo dee daw 50 da nga ci daw fukki mètre ak juróom kooku bu fekkee ne téléphoné wuloo bu fekkee ne da ngay téléphoné dootul nekk benn seconde ñaari seconde lay nekk ba ñetti seconde xam nga bu boobaa foo war a dawee fukki mètre ak juróom da nga daw fanweer li mètre wala ñeent fukki mètre ak juróom door a laal frein bi dafa am solo de mooy maanaam yaa ngi téléphoné nit mi ngi freiné sa kanam da nga daw lu mat fanweeri mètre yoo xam ni doo def dara parce que yaa ngi ci téléphone bi xam nga kooku mën naa taxaw fukki mètre après nga ñu dal ci kawam accident yi bari loolu moo koy indi donc loolu ci benn aspect la maanaam ci benn kii la benn aspect ci téléphone di téléphoné ba pare di dawal léegi nu ñuy def et puis ma leen di fàttali rek aussi ci fàttali toujours que fukki accident yoo gis ñetti téléphone moo ko indi chauffeur si yéen a ngi may dégg bu baax fukki accident yoo leen gis ñetti téléphone moo ko waral waxuma nag ñi nga xam ne dañuy dawal bëgg di envoyer ay message WhatsApp kooku moom maanaam li ko tubaab bi di wax dañuy multiplier le risque par 23 te li ñu leen wax yëpp xam naa ni gëm ngeen ma bu baax a baax mais pour gën ko dëggal rek boo demee ci internet yëpp da ngeen ko ciy fekk donc naka la ñuy def xam naa yombul li may wax ku mën a booy dugg sa oto fay sa téléphone loolu mooy li nga xam ne ni mooy tegtal bi ndigtal bi ñu leen di jox ndigal bi ñu leen di jox baal leen ma ku mënul fay sa téléphone nga wàññi ko jox ko passager bi nekk à côté ne ko bu sonee nga xool kan la bu jàmpee nga taxaw téléphoné bu jàmpul nga continuer loolu daal loolu ndigal la bu ñu leen di jox wala ay tegtal wala ay conseils ñu leen di fàttali rek ni que ñun ñëpp xam ngeen ko xam nga téléphone kenn mënu ci wax lu ump kenn ndax boo demee sax xale yi nekk fi ñoom gën a xam fukki appel yoo leen jot maanaam fukki yoon yu seen téléphone sonné ni ngeen xool daanaka juróom-ñaar yi mën naa xaar kooku ay statistiques yu wóor la maanaam téléphone jàmpul ñun ñoo koy jàmpal ñun ñooy def bu sonné rek ñu tëb mais saa yoo xoolee sa téléphone fukki yoon yu mu sonné juróom-ñaar yi mën naa xaar donc yooyu bu mënee xaar nga bàyyi ba feex door a téléphoné bon donc may rappeler boo nekkee ci oto mu sonné bul décrocher joxal sa passager bu fekkee ni taxaw nga xool say coup de fil yi nga xam ne am na urgence nga jël ko yamul urgence nga bàyyi ko loolu daal dañuy conseiller ñu gaawantu dem ci dépassement maanaam di doubler dafay indi accident yu bari dégg naa te kooku ñu bari wax nañ ma ko sunu autoroute bi jëm Touba Ila Touba màggalu daaw dégg naa ci autoroute Ila Touba kenn ñàkku ci bakkanam ci ay doubler yooyu lu tax loolu ndax dafa am terre-plein central maanaam dafa am benn bande buy séparé ñaari tali yi donc daan dem ba jëmmi jamono suñu tali yëpp loolu lay am suñu tali yëpp day am séparation une bande séparative mais comme loolu amagul dañ leen di ñaax bu leen nekkee tali yoo xam ne maanaam comme tali yi jëm Mbuur wala Kaolack wala yooyu bala ngeen di doubler vraiment ngeen saytu ko bu baax a baax conseil yi ñu leen di jox rek moom mooy comme ni ko chauffeur si di waxee bu leen doubler ci signalu jàmbur chauffeur yu bari loolu moom la ñuy def conducteur yu bari su may wax chauffeur nag ñu ñëpp ci leen bokk doubler ci signalu jàmbur moom mooy indi accident yu bari bala ngeen di doubler saytu leen ko bu baax xam ni oto bi ngeen doubler yéen a ko gën a gaaw am ngeen place pour serrer ci kanamam amul sommet de côte amul intersection bañ a doubler 3e position loolu yëpp xam ngeen ko mais dañ leen koy fàttali surtout ci màggal gi ñu jëm ak ci yeneen bis yi tamit bu leen ko fàttee donc bu leen doubler ci signalu jàmbur kooku ma ci kii rek ndax ñun ñëpp dañuy dawal aussi saa yu may taxaw ci ginnaaw saa yu ma toppee ci camion wala ab oto bëgg koo doubler may xaar kenn ñëw daal di gaawantu njëkk maa doubler ma xool dañuy nekk ñaar wala ñett tegaloo di doubler xam nga tam loolu mooy accident yu bari ndax bis bu fekkee ne war na oto bi ñëw en face
ki nga xam ni moo njëkk a saytu xëy na kooku dana am chance mais ki ci topp ki ci toppaat duna am benn chance. donc may ñaan rek chauffeur si ngeen laabiir aussi maanaam boo leen gisee ni kii def na njaaxum ngeen bañ a accéléré maanaam am na chauffeur yoo xam ni buñ leen doublé dañuy accéléré ndax dañ naan kii may doublé waruma doublé xam na ni amul place déedéet bu leen def loolu tegg leen seen tànk rek bàyyi ko mu dugg d'accord loolu daal leen di ñaan. ma dem ci excès de vitesse mooy maanaam bu ndee fii c'est limité à 50 ngeen di daw lu ëpp 50 kooku la ñuy wax excès de vitesse kooku moom tamit day indi accident wala mu yokk mu gën a graawal accident yi. mais am na beneen bu gën a grave excès de vitesse moom mooy vitesse inadaptée maanaam nga nekk foo xam ni comme fii ci biir garage bi xam nga fii ku fi daw 30 à l'heure yaa ngi def njaaxum 20 sax ëpp na fi nga fiy daw 30 wala 40 loolu la ñuy wax vitesse inadaptée moom mooy maanaam vitesse bi ngay daw méngoowul ak fi nga nekk. loolu tamit lu dangereux la parce que nit ki danaan rek man maa ngi ci dëkk bi 50 laa war a daw maa ngi daw 40 baax na déedéet bu fekkee ne 40 fi nga koy dawee dafa am ay xale yu génn wala ay marché wala ay nit ñu fay traversé 40 bi ëpp na kooku la ñuy wax vitesse mal adaptée ou vitesse inadaptée ah gars yi di ko wax vitesse excessive kooku tamit baaxul. ñu dem ci sonn di dawal coono moom xam nga wax naa ne sànq téléphone ne 1 seconde la pour réagir boo téléphoné wul boo dee téléphoné ñaari seconde ba ñetti seconde mais ku sonn di dawal tamit c'est pareil ku sonn temps de réaction day gën a gudd maanaam dana xew ci kanamam dana daw lu yàgg door a comprendre li xew te boo comprendre le temps muy freiner malheureusement des fois c'est trop tard bay wéy na mbuus donc sonn di dawal vraiment day loo xam ni code de la route daf ko prévoir ba prévoir sax ci code de la route ni ñaari waxtu yoo daw yéen chauffeur si ñaari waxtu yoo leen daw war ngeen taxaw 15 minutes xam naa sama gars yi nag toujours duñ ci d'accord mais dañ leen koy fàttali rek ku daw ñaari waxtu am nga droit taxaw 15 minutes am na ku ma ne waaw mais su ma taxawee clients yi duñu kontaan ma ne ko clients yi ça dépend rek boo duggee ci oto bi nga nuyoo salaamaaleykum sama papa yi sama tonton yi na ngeen def ça va walaay boo leen bëggee taxaw du am problème waane boo duggee ci oto bi comme ni ma koy waxee rek ngeen baal ma jël casquette bi wengal ko nuyoo wàcce sa pantalon boo bëggee taxaw clients yi ne la du ci dal donc respect bi boo ko joxee clients yi ñu jox la ko te boo dee taxaw doo leen wax damay taxaw 15 minutes neen damay taxaw tuuti rek junj doy na borom xel ay mag ngeen boo taxawee ñoom sax dañ ciy profité taxaw te boo leen taxaw ngeen sécuriser seen oto bañ a nekk ci digg tali bi wala ngeen wàcce ñaari ru ku ko ci mën ngaa dem ba sori ci benn station nga taxaw yeesal sa jàpp def loo xam ne moom nga bëgg a def clients yi dañ ciy kontaan te seetlu ngeen boo leen taxawee ba démarré waat clients yëpp ay waxtaan yow sa bopp yow chauffeur da ngay mel chauffeur bu bees donc loolu tamit ay yoo xam dañ koy dund mais duñ ko intégré maanaam duñ ko appliqué donc sa code de la route daf ko prévoir mi ngi ma ne boo dee téléphoné rek ma dellu si ci tuuti yaay gis taxaw ci digg tali bi téléphoné nga wax ko mu ne damay téléphoné alors que bu defoon 200 mètres wala 500 mètres dana wàcc complètement bañ a nekk benn danger donc tam loolu ñu sóoraale du saa yoo dawee ñaari waxtu war ngaa taxaw 15 minutes loolu la code de la route wax may fàtte rek ci sàngara ngeen baal ma ci kàddu gi àndut ak dawal àndut ak dara sax mais ku ko mënta ñàkk a def boo ko naree def nga bañ a dawal bañ a lor sa bopp wala nga lor nit ñi may fàttali rek ni sàngara boo ko naanee weer bi mujj kaas bi mujj war ngaa toog ñeenti waxtu kuy jëfandikoo sàngara maa ngi jégalu ci kàddu gi toujours dafa am réalité la boo kaas bi ngay mujj teg naan da ngay toog ñeenti waxtu door a dawalaat xam naa ni mbooloo mi amu fi kenn ku koy def mais ku ci nekk ak ay jeunes ngeen ñaax leen ci loolu ma jeexal ci lu bon li ñuy tux loolu ku tux lu bon li muy yàmba muy leneen xam nga fii ñeenti waxtu laa wax mais bu dee yàmba wala leneen buñ la defee prise de sang maanaam jël sa deret 3 jours après ñetti fan après dañ koy fekk sa deret ñetti fan après xale yi tux lu bon li dañ koy fekk seen deret xam nga loolu lu kéemaanu la bu ko yàggee tux nag day dem a dem ba nga xam ne deret yëpp daanaka moom lay nekk mooy tax ñu tàggali ko seen sago voilà donc ma tënk wax ji foofu ndax comme dana xaw a tardé tuuti mais du jeex de code de la route moom du jeex mën nañ ciy wax fii suba loolu daal laa moom lu ma ciy wax di leen sant di leen gërëm ci déglu bi tey jéggalu bu amee wax kàddu yoo xam ni xaw na dëng jërë ngeen jëf. ni nga leerale doxalin wi ak point yi nga ci tënk nga xam ne ni nga ko waxee ku ci attirer sa attention yàlla mën na la cee musal kon sa teewaay am na njëriñ lool yàlla na yàlla defal la tawféex
ba nii nga ko leerale sunu mbokk safoor yi digg ko noonu te fas yéene koo jëfee noonu yal na yàlla barkeel. su ko defee ñu wëyal ndax xam naa ne buñ julee tisbaar rek dañuy yëkkati jotaay bi buñ julee tisbaar dañuy yëkkati jotaay bi kon ñu wëyal kàddu gi ci waa police muy Serigne Sengane Ndiaye lieutenant chef mu indi kàddoom ci waajtaayu màggal gi ak naka lañ mën a faxee ba dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm te bu am benn jafe-jafe kon Serigne Sengane bisimilah. ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci tur ak santam di tàmbalee di ziar kilifa diine yi fi teew gannaaw bi ñuy sant yàlla ba pare julli ci yonentam bu tedd bi sant suñu yaakaar Cheikhul Khadim ñu ziar njabootu sëñ Abdou Karim gi fi teew ak yeneen kilifa diine yi fi teew yëpp di boole ci nuyoo teg nuyoo bi ci loxo sama sëriñ sama xarit sëriñ Touba Sène bi ma déggee turam léegi ci jotaay bi sama xol sedd na trop tey dañ fi ñëwoon ci invitu fédération des daïra Makarimal Akhlaq suñuy kilifa dale ko ci ministre de l'intérieur ministre des forces armées au commandant de la gendarmerie directeur général de la police ba ci suuf yebal ñu fi pour ñu ñëw ci journée bu am solo bi nga xam ne fédération boobu moo ko organisé te mu am contexte bu tax ñu organiser ko muy Grand Magal de Touba édition 2022 journée bi nekk journée de sensibilisation jëm ci lu ñuy wax sécurité routière dina jafe trop wax ci ginnaaw un expert en sécurité routière muy monsieur Niass bi wax léegi ba pare parce que ñun ay acteurs lañ moom mooy expert bi dans ce domaine là mais suñu expérience ak pratique bi nga xam ne moom la ñuy def ci terrain bi dinañu may ñu am luñ ci ay kàddu yuñ ci sànni pour bañ a guddal d'abord wax lan mooy sécurité routière am na ñu koy wooyee prévention routière ci olof yaakaar naa mooy xoddeeku balaa ngay lakkale su ma juumul yaakaar naa ab séeréer laa nag buy wax olof donc ngeen comprendre noonu expert bi dégg ngeen sànq mu wax ko ne at bu nekk suñu tali yi dinañ rey 800 personnes 800 muy juróom-ñetti téeméeru nit yu ñàkk seen bakkan ci kaw tali bi mu nekk chiffre yoo xam ne dafa jéggi dayoo chiffre yooyu ci rapport ANASER lañ ko jëlee je crois bien boo demee ci rapport OMVS da nga fay fekk chiffre yu gën a yéeme yu gën a jéggi dayoo yuy wax ba 3000 mu nekk lu doy waar loo xam ne dañ koy gis ci kaw tali bi ci ay nit yuy ñàkk seen bakkan ñàkk seen bakkan bi rek la ñuy wax comme chiffre mais am na leneen lu nekk ci gannaaw lu gën a yéeme ñàkk seen bakkan muy ñi nga xam ne dañ ci am ay séquelles ay gaañu yoo xam ne day topp ci accident yooyu noonu donc ma bañ a xuus trop ci biiru sécurité routière boobu di développer ci domaine boobu parce que expert bi wax na ci li mu ci war a wax ba pare temps bi sax moo ko mayewul mais xam naa ne la mu ci war a wax bëri na mais dafa am ay acteurs yoo xam ne ñoom ñoo war a participer ci sécurité routière li tax may lim acteurs yooyu mooy pour magnifier initiative bi nga xam ne fédération bi dañ ko jël pour def sensibilisation maanaam waxtaan ak nit ñi ci lu jëm ci wàllu accident yi souvent bu ñuy wax accident nit ñi seen xel ci chauffeurs yi kese lay dem mais sécurité routière dafa am facteurs yu bëri yu mu englobé bokk nag ci facteurs yooyu les usagers en général ci usagers yooyu chauffeur bi ci la bokk piéton bi dox ci la bokk borom vélo bi dawal ci kaw tali bi ci la bokk borom moto bi dawal ci kaw tali bi ci la bokk chauffeur poids lourd bi transporter ay bagages ci la bokk chauffeur autocar beeg leneen ci la bokk donc ñooñu ñooy usagers de la route yi mais ci usagers yooyu aussi après usagers yi am na yeneen facteurs yu ñu war a jël en compte muy environnement bi par exemple màggalu Touba ku ne xam na ne li muy drainer ci mbooloo dafa bëri nit ñi jógee un peu partout à travers le Sénégal un peu partout à travers le monde di ñëw di màggal si Touba ñëpp li leen tax a jóg mooy yegg Touba ñu moytu yàkkamti bi
parce que comme ni ko sëñ Fall doon waxee rek daw ndànk dal ndànk def ndànk ba xaar ba xaat yegg nga doog a yegg comme ni mu ko daan waxee yaakaar naa sëñ bi noonu la ko daan ku tedd ki daan waxee sëñ Fallou ah. donc chauffeur si ñu gën a appesantir ci yéen parce que tey seen secteur lañ nekk muy boo maraîcher mu nekk fi chauffeur si bëri di daje di fi déparé di fi yebe ay clients jëm ci di jaar ci tali yi nga xam ne ñoom ñooy ci lañ mooy yoon yi ñu war a jaar pour dem Touba. il faut ngeen jël en compte facteurs yooyu nga xam ne ni moom la monsieur Niass wax tantôt jëm ci comportement yi nga xam ne moom la ñu war a am pour mën a dawal oto. parce que dafa am pour nga nekk aussi chauffeur c'est un métier très noble benn oto buy yeb 60 personnes maanaam juróom-benn fukki bakkan nekk ci biir ñu jox ko benn nit ne ko yóbbu leen da nga am obligation de résultat. obligation de résultat bi sànq bi ñuy waxtaan ak expert mu ngi may wax ne ma bëri na tey ñuy liggéey ci administration ñoo xam ne amuñu obligation de résultat médecin bi ñu andil malade tey mënul wax ne par force day wér mënu ko. par contre chauffeur bi ñuy jox oto ne ko 60 personnes lañ lay jox ne la yóbbu leen Touba da nga am obligation de résultat boobu mooy da nga leen war a yóbbu ñoom ñëpp ba ñu yegg Touba nga wàccee leen ci jàmm. bu gën a jege si micro bi ah. ok donc chauffeur boobu dafa am obligation wu yóbbu clients yooyu nga xam ne ñoom la yëpp ñu ay doomu aadama yor bakkan yóbbu leen ba Touba ñu wàcc ci jàmm te kenn du ci xoosu. ku mel noonu nag war ngaa xam ne liggéey bi ngay liggéey bu noble la. nga bàyyi xel ci yenn yi nga xam ne moom mooy andi accident yi nga moytu ko noo ko gën a mën a moytoo bokk na ci yooyu mu wax excès de vitesse dépassement dangereux téléphone au volant distraction yi danaa insister ci distraction yi parce que dañu gis ne actuellement oto yu mujj a wàcc yu ci bëri ay écran lay am ci seen biir oto bi bu fekkee ne da nga mel ne nekk gune waa liyee muy di bëgg a dawal di wëy ngay seetaan écran ba sa xel mënut a jàpp ñaar bu fekkee ne da ngaa nekk koo xam ne akasa sàmb da koy daaneel nga bëgg a jàkkaarloo akasa ci kii bi mu yuuxu nga fàtte ne yaa ngi dawal mën nga andi ay jéey ci ko tali bi. donc mu nekk facteur yu bëri yoo xam ne nii chauffeur si ak usagers yi en général war nañ ci mën a bàyyi a xel. ñun tamit ay acteurs yi nga xam ne dañuy participer ci sécurité routière te état yëlif leen dafa bëri bokk na ci force de défense et de sécurité yi. police nationale gendarmerie nationale groupe brigade nationale des sapeurs-pompiers ministère de la santé ak yeneen structures yoo xam ne nii xëy na seen liggéey ci wàllu sécurité routière fësul comme ñun ni ñuy fësee ci kaw tali bi mais bëri na ñuy liggéey ci sécurité routière ñoo ci état ñoo xam ne nii seen liggéey fësul waa ministère de la santé teew nañ fi tey lieutenant Mané moo waroon jël kàddu parce que ci wàllu kii mooy sama kilifa fii tey yàlla dogal na dañ ko mooy lieutenant Mané bu gendarmerie bokk ci peloton de surveillance routière dañ ko woo léegi ci liggéeyam ay xat-xatu liggéey tax mu dellu comme gannaaw bukki mbaar maa fi ma jël kàddu wax ci turu police ak gendarmerie yëpp. donc ñu insister encore ci comportement yooyu nga xam ne ay ñi fi dajee jàpp naa ne ñëpp taalibe sëñ Abdou Karim lañ ñu koy dàkkantelee borom jikko yu sell yi bokk na ci jikko yu sell yi nag moytu luy lor doomu aadama te mu sax di ñu ko wax. donc du ma guddal parce que temps bi ñu am dafa xat naaj bi xaw na tàng liggéey bi am na ñoo xam ne seen liggéey mu ngi leen di xaar ci facteurs yooyu daal laa waxoon ne naa ci insister que chauffeur si ñu moytu téléphone au volant yi ñu xool environnement bi ñuy dawalee bu dee ci biir ville yi la environnement bi dafa am ay aménagement urbain yoo xam ne dañ ko war a jël en compte parce que ñun ñëpp gis nañ ne fii ci Ndakaaru par exemple da ngay gis jaaykat yi ñëw laal ci kaw trottoir yi ñuy war a dox piétons yi fa ñu war a jaar di ay trottoir dañuy obligé wàcc ci kaw chaussée bi di dox war ko bokk ak oto yi bu fekkee ne chauffeur bi àndul ak sagoom wala bàyyiwul xel ci trop ci li muy def mën na def jéey bu dee ci milieu rural la nga bëgg a daw yenn vitesse yi mën na andi jéey yi bokk na ci leneen luy andi jéey yi ci kaw tali bi aussi suñu mbokk yi ñun waa soo demee fa la sama dëkk suñu côté ñun waa Saloum ak waa Bawol population yi ñooy xëy ñëw def ab doodaan ci digg tali bi foo xam ne oto dafa war a daw 100 mu ñëw xamul ne doodaan ñëw fa mu dal fa mu sànni ko mu jur musiba yooyu yëpp donc sensibilisation bi warul yem donc ci chauffeur si ak apprenti si clients yi voyagé ak
piétons yi dox ak borom vélo yeeg borom moto yeeg ñëpp bokk nañ ci sensibilisation bi parce que comme ni ñu koy waxee la sécurité publique est une affaire de tous. ñu ngi leen di sant di leen gërëm kaddu yi lu ci rafet ngeen xam ne suñu borom la lu ci dëng it ngeen xam ne yéene bu ëpp la ñu ngi koy jégalu bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah. kaddu gi diis na li ci war a tegu lépp teg nga ko ci. depuis ce matin nga fi ñëw defoon naa sax di nga xaw a yàkkamti waaye jaam ñi dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm jaral na la heure bu ñu fi bàyyi ko baax na. kon wax dëgg yàlla yaa ngi apporter sa soutien ci makaarimul axlaaq ni muy doxe yàlla na yàlla fay la. su ko defee ñu ngi nuyu ak di ziar Serigne Adama Sène kenn ku ne xam ko ci kër gi. ak taxawaayam digganteem ak Serigne Abdou Karim Mbacke moom ak ñi mu àndal ñëpp si Ahmad Bamba gaa yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñaan yàlla defal leen tawféex. su ko defee ñu jox Serigne Pape Matar benn 5 minutes gannaaw ñaari kilifa yi ni ñu waxtaanee ci dem ci jàmm dellusi ci jàmm ak li ñu koy may mu am lu ñu ci dolli tuuti. su noppee ñu jox sëriñ Mam Góor mu def conférence ci makaarimul axlaaq ak transport lu ciy topp ñu toftal ko ci kilifay garage baa ngi fi sëriñ Touba Sène mi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Karim Mbacke yónni ci jataay bi mi ngi fi toog waaye ànd ak soxna Maam Jaara di doomu sëriñ bi ak sëriñ Modou Moustapha Falilou di doomu sëriñ bi ñoo ñëpp toog te jataay bi incha allah dañoo bëgg bu ñu julee tisbaar rek ñu yëkkati ko kenn ku ne delluwaat ci téem kon suñ Pape Matar bisimilah. rek nuyu njabootu Serigne Abdoul Karim Mbacke Fallilou mi nga xam ne ñoo fi teew te teewal ko fi di ci jiital soxna Maam Jaara Mbacke ak Serigne Modou Mbacke waaye di nuyu itam kilifa yi nga xam ne dañoo jóge ci liggéey bi Makaarimul Axlaaq muy Serigne Touba Sène ak ñi mu àndal yëpp te teewal fi liggéey bi en général waaye di nuyu itam autorités yi nga xam ne ñu ngi suñu kanam. di rafetlu kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko xam naa dañ koy tënk rek pour def synthèse ndax ñoom li ñu wax léegi njëriñ la judul jeex yoo xam ni saafara loo itam bu mën a saafara jàngoro yi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel. kon ñu def ci synthèse bu ndaw buñ noppee nag ñu jox sëñ Medoune Sow moom mu indi makaarimul axlaaq ana yan saafara la mën a indi ci jafe-jafe yi nga xam ni autorités yi ngànk yoonu transport bi lim nañ ko léegi. defe naa expert bi li mu wax dégg nañ ko. parmi les facteurs yi nga xam ni mooy bëri lu muy am accident wax na ci yi nga xam ni moo jara moytu donc lim na ko ki fi teewal ministre de l'intérieur également def na ko. léegi nag jataay bi dafa nekk jataay bu am solo ndax dégg nañ ci kàddu yi ne at mu nekk dina am 800 personnes yoo xam ni dañuy génn àdduna te ci accident rek lay jaaree te suñ borom wax ci alxuraan ne ku sauver benn doomu aadama rek dafa mel ni sauver nga humanité bi yëpp. te makaarimul axlaaq bii ñuy waxtaanee bu fekkee teewlu nañ ko jëfee ko ni ñu ko waxee am nañ yaakaar bu wér a wér ni mën naa sauver ay dund yoo xam ne ñu ngi suñu kanam te événement yi nekk suñu kanam muy màggalu Touba dafay mobiliser 5 millions de sénégalais kon événement bu toll noonu di mobiliser lu toll noonu buñ ci tegee 15 jours wala quelques jours nit ñi dañuy jógewaat fii dem gàmmu ñii dem Tivaouane ñii dem Kaolack donc loolu. dafa interpeller aussi bien le ministère de l'intérieur mais dafa interpeller aussi tous les sénégalais Serigne Abdou Karim nag dafa yar njabootam ci citoyenneté mooy lépp loo xam ne gis na ni dafay jëriñ askan wi du ci xaar autorité lépp lu mu ci mën da koy def loolu moo jur njabootam gi di dox jéego yu mel nii mais lii ñuy def nii tey je pense que responsabilité prévention la ci rôle état la waroon na bokk kon suñu ñëwee ànd ko ak ñoom li ñuy ñaan rek mooy ñu jox ko la dimension qui sied parce que jataay bu mel nii man dama yaakaar ni war naa mën a jàll RTS jàll TFM ba ñuy jógee Kaolack ñuy jógee Saint-Louis ñuy jógee Tamba ak feneen mën a jëriñu ci kàddu yi ba yéene ji ñu am ci defar mu mën a àgg ci ñoom te loolu kuréel gi xëy na loxoom du fa jote je pense que ministère bi war loolu ñoom xëy na am na nu ñuy gën a jàppee ci liggéey bi ñu ngi leen di sant nag ci seen teewaay di leen sant itam ci seen taxawaay waaye mën nañ yóbbu liggéey bi feneen foo xam ni màggal gàmm yi nga xam ne dafay wàcc te Sénégal yu bëri di ci déplacé wu ñu insister bu baax a baax ci aspect préventif bi parce que mën na éviter jëye yu bare
kon loolu itam ñu ngi koy sàkku ci autorités yi nga xam ne ñoo fi teewal ministre bi di jaajëfal itam waa garage bi ndax depuis daaw ba léegi ñu ngi gis ñoom seen taxawaay ci liggéey bi chauffeur yi itam ay jàmbaar lañ gis nañ seen pas-pas màggal gi daanaka duñ yendal duñ fanaanal te lépp dañuy bëgg rek gan yi dem ak a ñëw ci jàmm kon ñi ngi ñaan nag ci barke ki nga xam ni moom moo tax ñuy woote bis bi muy Cheikh Abdoul Karim Mbacké moom Serigne Fallilou suñ borom defal ñu ci tawfeex goo xam ni accident yi bu mënta ñàkk itam dana wàññeeku bu baax a baax a baax waaye kàddu yi fiy rote nag ci sëñ Médoune Sow jógee ci Makaarim Axlaaq nañ ko jàppee ni ay solution te ñu yaatal ko ba mu mën a yaatu fu mu mën a yegg rek ndax mën naa jëriñ képp koo xam ni dégg na ko ñoo ngi jégal nag ci kàddu yu baax lépp loo xam ne daf cee dëng rek suñu matadi la lépp lu ci jum nag ñu xam ne ndimbalul sëriñ bi la kon xam naa ñu bokk teewlu ana lan la Makaarim Axlaaq mën a indi ci ay solution ci jafe-jafe yi nga xam ni lim nañu ko te muy interpeller pratiquement la majeure partie des Sénégalais kon ñu ngi wàccee kàddu yi foofu. day dox ci ndigalu sëriñ bi ci Makaarim Axlaaq kàddu yi am na solo yàlla na suñu borom barkeel ko mel ni dañuy bëgg a njëkkanteeg waxtu wi tuuti rek ndax kenn ku ne xam na ne màggal gi daa jegeñ si te toogaay bu yàgg wax dëgg yàlla day xaw a diis ci kilifa yi sëñ Maam Góor ñu jébbal la kàddu gi rek ngir ñu ay solution yu bëri ci kilifa yi ni ñu waxtaanee ci point yi nga xam ne mën naa indi jéey Makaarim Axlaaq ban solution la ci apporté sëñ Maam Góor bisimilah. alhamdulillahi hamdan la yaliqu li ahadin xayrahu wa nusalli wa nusallimu ala asrafil kaa'inin Muhammad ibn Abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. mbokk jullit yi fi teew mbokk taalibe yi ginnaaw bi nu sante yàlla subhanahu wa taala cant goo xam ni kenn jagoowu ko kudul moom Mawlana tabaraka wa taala ñoo ngi julli ci sangam bu tedd bi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ñi tënku ci njub ci gannaawam di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool balay sëtt dëgëral ko di ñaanal bu baax sunu wasila Cheikh Abdoul Karim moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké balay sa yàlla yàggal ko fi lool te dëgëral ko di jël nuyoo bi ci jotaay bi ak ziyaar bi di ko teg ci njabootam gi fi teew di Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Abdoul Karim Mbacké mi toog ak magam ju tedd ji di soxna maam Jaara Mbacké moom Cheikh Abdoul Karim moom Serigne Falilou mi toog waaye ak jëwriñam ji nga xam ni moo ko nekkal ci Ndakaaru kàddoom di bàyyi ko ndindi di wàcc ci jëmmam di yegg ci mbokk taalibe yi muy Serigne Touba Sène ñoo ngi jaarale nuyoo bi ci jëmmam yu tedd yooyu ak délégation bi mu àndal Mouhamadul Bachir Kan maam Thierno ak ahlu Baye Fall yi mu àndal di ziyaara bu baax ñi nga xam ni ñoom la fi ministre de l'intérieur yabal ci kaddu yu am solo yi nga xam ni ñoo ngi koy dénkante ak mbokk yi nga xam ni ñooy chauffeur si expert bi wax fi kaddu yu am solo kon dañuy dellu siwaat rek tënk ay kaddu waaye dañu koy sukkandiku rek ci Serigne Abdoul Karim moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacké balay sa yàgg naa wax ci transport ay jamono ci ginnaaw bu ñu fàttalikoo bi fi sog bu metti boobu di am muy Njaga Njaay bi mbëkkoon mutaarist bi fekk na Serigne Abdoul Karim Mbacké jiitaloon ay kàddoom ba ñu tegoon ko ci Lamp Fall FM kaddu yu muy wax naan chauffeur si nañu bàyyi xel takk der yi taxaw ci kaw tali bi suñu kaaraange rekk a tax ñu nekk fi buñ la taxawloo na nga taxaw suñ la laajee këyit donte amuloo këyit na nga taxaw maslaha ak ñoom kon loolu bokk na ci makaarimul axlaaq diir bu gàtt rek ñu dégg jafe-jafe boobu daal am kon tey Serigne Abdoul Karim loolu muy woote muy makaarimul axlaaq di jikko ju rafet
dafay dox tey ba yëg si fii ci kàddoom ak tànkam ak njabootam. ñu ngi jaajëfal bu baax waa këram yi nga xam ni ñoo dox ba dugg si fii ndax gis jafe-jafe bii nga xam ni am na ci réew mi. ñu war a góorgóorlu bu baax kenn ku nekk di chauffeur bari waa na chauffeur yuy nettali bi Sëriñ Fallou di jàngale dawal mu ni nikk jàkk tacc tekk yaa ngi yor Sëriñ Fallou fa waxoon chauffeur si ni bu ngeen di dawal na ngeen ni nikk téye seen direction bu baax na ngeen ni jàkk fi ngeen jëm su nee tacc muy bu embouteillage amee ngeen taxaw bu nee yàng ngeen ni yor dem kon yaakaar naa ni tënkoon na rek kaddu yi foofu doon na doy ci chauffeur si ñu dawal loolu Sëñ Fallou jàngale suñ ko defee rek problème du am. dañuy ñëw rek ci li xadis wax ci makaarimul axlaaq ci ñetti point sil man qataaka waati man qarramaka waafu man zalamaka ñaar yi nag bu ko chauffeur si jëlee dana nu am jàmm mooy lan waafu man zalamaka képp ku la tooñ nga jéggal ko bu fekkente ni yaa ngi tënku ci makaarimul axlaaq tooñ gi mooy lan di nga gis chauffeur bu dépassé moroomam foo xam ni waru ko fa dépassé waaye bul ko topp ndax boo ko toppee da ngay mel ni moom wolof wax na baat bu am solo nee na diw du ma gën a doon mbaam nee na mbaam yaay bari waaye gën na la ko doon ba mu ko njëkkee def bu la nit defee lu ñaaw nga ne dinaa ko wan ni ko maa ko gën a doon mbaam danga mbaam yaay bari rek waaye bu nit ki ñëwee dépassé la ci barab déedéet da ngaa war a dellu siwaat xam ni yow makaarimul axlaaq moo nekk ci yow nga ni tekk bàyyi ko mu jàll te tamit laa yutimu imaanu ahadukum hatta yuhibbu li aqihi maa yuhibbu li nafsihi nañu bàyyi xel ni jullit bi doon jullit am makaarimul axlaaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni seen ngëm yàlla mënul mat lu li nga bëggal sa bopp nga bëggal sa moroomu jullit bariwaana bakkan yu tëdd te benn chauffeur moo ko sabab kenn ngi lay doublé fi mu nekk xat na nga kones ko mu xalangu ak otoom ñaata bakkan ñooy tëdd mbokk yi nañu dellu ci alquran yàlla dafa wax ci alquran man qatala muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannam walxiyaasu billah alquran la yàlla moo wax nee na képp ku rey ku gëm yàlla benn bakkan la wax de benn muminan rek la wax ku gëm kon mën nañ koo atte ci benn bakkan mutahammidan tak tayeef aju ca mu leer la ni yow oto bii di ñëw soo ko coincé mu def jéyee oto bii di ñëw soo ko mayul mu jàll dana daje ak bi mu jàkkaar lool kon soo ko coincé yaa ko tey alquran nee na képp ku def loolu bakkan des ca sa pay ci jëf jooju nga def mooy jahannama du waxu doomu aadama yàlla subhanahu wa taala moo addu nanu ko bàyyi xel bu baax ku rey benn bakkanta tey ko dañ ma wax ni ma ndax code de la route mënuñu ko jàppe alquran ma ni déedéet alquran kenn du ko jàppe dara yàlla moo wax ci alquran law ijtamaatul jinn wal ins ala an yaatu bi misli hada alquran la yaatuuna bi mislihi law kaana baadukum ala baadin zahira bu ñu dajale woon jinne yi ak malaika yi ngir ñu indi alquran mënuñoo indi alquran bu mel ni donte ni am ngeen ay daraja yu kawente ñii am xam-xam ñii am alal ñii am doole matuwaay yooyu yëpp bu ngeen ko dajale woon du tax ngeen indi lu mel ni alquran waaye nag yàlla dafa sàkk doomu aadama jox ko xel ba pare wax ni yaa ulil albaab yéen boroom xel yi lan moo tax laallakum tatafakkaruun ngeen di xalaat mbokk yi bu nu toogee ci volant yi jëm Touba nanu xam ni ñuy yóbbu ñin taalibe yi ñuy yóbbu Touba nanu leen jàppe ni àndatuñu ak seen sago waaye nag dëgg-dëgg yow mi nga xam ni dañu laa doyloo jël lu mat juróom benn fukki nit teg ko ci sa ginnaaw ñépp toog di xaar ñu ni kan la ñuy xaar ñu ni sunu chauffeur ngay benn doomu aadama 60 personnes di la xaar nga préparé waaxu jëm si ci sa oto ñépp taxaw di la xool nga ñëw toog ñépp ni kii mooy sunu chauffeur waay bul gàcceel ñooñu waay bul jéem a lor ñooñu xam nga ñi faatu woon màggalu daaw fekke wuñu ren màggalu ren
la ko sabab mooy képp ku faatu sa lépp jeex te ku doylu ci bis yu mel nii ndax jëmm ji ko liggéey muy Cheikhul Khadim dama wax ni bis ba mu génnee bind xarajtu yawmu sabti saamina azar li xidmati l muxtaari fii chahri safar ba tey gisaatuma ko sot xalimaam bind lu mel ni li Cheikhul Khadim bind te du am ba mukk ba muy wax ij'al ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niraana suñ jëmm yi rekk a taxoon yoonu murit li ko sos moo tax ngay dégg murit yi di daanu di wax sax wax yoo xam ne da nga naan ëpp na waaye fa ñu toll la muy da nga leen di wax màggal gi ñu ni dund dem dee dem feebar fajoo ji fa pas-pas bu dëgg moo tax ñu mel noonu nag soo leen dee yàpp di leen yóbbu dafay laaj yow mi leen di yàpp nga am comportement bu baax dana tàmbalee rek ci dalal nit ki col ga ngay sol nga sol col gu yiw xanaa xamoo ni col gu yiw dafay motiver nit ba mu jomba def lu ñaaw dana am solo lool ci nu moytandiku tere yàlla yi bari waana luy am te tere yàlla yi moo ko sabab ndax yàlla daf noo wax seytaane su bëggee indi ak noonoo ak bañante ci yéen te gis nañu bañante ak noonoo am na ci tali bi dañuy waxtaan rek te yàlla tax ndax nunu neen la noonoo ak bañante googu daf noo wax ni innama yuwaqi'u baynakum al adawata wal baada fi l xamr wal maysar dafa wax ci carte ak sàngara dafay indi ak noonoo ak bañante te bari waana lu mbir am ñu xool ña ko def ñu mel beneen melokaan boo xam ne dafa tënku ci tere yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi nanu déglu bu baax Serigne Abdoul Karim Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal jàmm lay dox ci réew mi makaarimul axlaaq lay dox ci réew mi